Majalis bi mi ngi nekk ñetti bâtiment yoo xamante ni ñi ngi def une première pose pierre bi depuis décembre 2019 bi mais bi mu xewee Abdou Lahad Kane yi moom du commencé te amul ay étude de sol yoo xamante ni si lay sukkandiku parce que ay bâtiment la yoo xamante ni dañ koy assurer te it aussi dina ko teg ci anam yu wóor moo tax étude de sol yi ak document technique yi ak plan yi daanaka bi muy pare mën nañu mois avril ba mois de mai jot na ci la tàmbali liggéey bi waaye nag bi mu ko tàmbalee aussi dafa jël tànk tubayam xar ko ci ni moom du def mukk liggéey boo xamante ni li sëñ bi jot a wax ni joxe naa delewu ñaari at nee na du ko romb daal di ñu commencé ci liggéey nañ daan di liggéey par 20 mètres cubes ba 25 mètres cubes jour mu ni loolu kon buñ ko defee noonu délai bi du baax daal di génn bitim réew dem daal di jéggaani jël ay turc yoo xamante ni daf leen indi bu jëlee benn turc boole ko ñaar ba ñetti sénégalais daal ni moom université bi mi ngi koy tàmbalee ci liggéey bi ce qui fait que nag xam-xam yi sénégalais yi am ak xam-xam yi turc yi am biñ ko associé mu nekk loo xamante ne liggéey bi tegu na ci yoon mais ba tey it mu ne loolu doyu ko dafa bëgg nag léegi nag niñ daan def nga xamante ni béton yi ñu daan couler ay 20 mètres cubes jour nee na loolu doyul mu ni nag day wuti centrale à béton bi la machine la boo xamante ni di ngeen ko gis fële ca kanam day togg béton boo xamante ni béton bu ñor lay doon boo xamante ni dina ci mën a defar juróom fukk ba juróom benn fukki mètres cubes par waxtu te liggéey bi fii li muy laaj gën gaa bari du weesu téeméeri mètres cubes par bis kon ça veut dire que centrale bi kenn du ko dab mais ci biir loolu it aussi bi ñu commencé ñu gis ni centrale bi bu toggee béton bi ba pare la koy jëlee si centrale bi di ko indi ci biir chantier bi day nekk loo xamante ne lu xaw a jafe la waaw lu xaw a jafe lay doon parce que diggante centrale bi ak fii lu mu gàtt dina mat ay ñaar fukki bu ma juumal daal ci ay 200 mètres ba ay 300 mètres mu ne léegi kon foog mu am ay camion tupi yi mu am nag ay camion tupi la yoo xamante ni ay camion tupi de 10 mètres cubes la am na ci ñaar yu 10 mètres cubes muy 20 mètres cubes ak ñett yu 6 mètres cubes muy 18 mètres cubes lépp boo ko boolee mu nekk 36 mètres cubes si biir loolu it nag aussi ginnaaw bu béton bi jógee si centrale bi ba ñëw ci bâtiment yi mu nekk nag beneen mbir parce que dinañ yéegal bâtiment yi am na benn étage ñaari étage ba ñetti étage jëm ci bibliothèque bi war a dem ñeenti étage nekk ay 21 mètres 21 mètres pour di ko yéegal nag day nekk loo xam te ne lu xaw a jafe lay doon mbooloo daana fi nekk ñuy xëy suba ba ngoon te du ñu yéegal lu am fayda mu ne nag léegi kon dafay wuti liñ naan ay pompe à béton daa mel ni comme pompe ndox nga xamante ne indi na ci ñaar pompe à béton yi mu indi nag pompe à béton yooyu fu camion 6 mètres 10 mètres cubes bu taxawee 10 mètres cubes de béton pompe yi dinañ ko yéegal ci fukki minutes ak ñaar ba fukki minutes ak juróom. donc lii mooy li nga xamante ni moo tax délai bi nga xamante ni joxe nañ ko délai boobu ñu mën ko respecté ginnaaw loolu it aussi ba mu defee étude de sol yi ñu dem ci fondation yi xóote woon na ñaari mètre ak genn wàll ba ñetti mètre xóote na ko fondation yi ñu dem ci loolu yëkkati délai bi nga xamante ni 1 an 2 ans yi 1 an et demi yëpp waroon nekk gros œuvre ci 8 mois presque mën naa ni 9 bâtiments yi nga xamante ne engagé wu na ko en 9 bâtiments yooyu mën nañ ni presque 6 bâtiments yëpp taxaw na parce que yooyu moom mooy seen plan disponible loon boo jëlee majalis bi mi ngi nekk zone boo xamante ni moo doon naal bu njëkk bi ma nga am ñetti bâtiment benn bâtiment bu njëkk bi ab salle d'étude la boo xamante ni mi ngi nekk 2400 mètres carrés boobu actuellement fi mu nekk nii bu ñu ko xaymaa mi ngi nekk ci 80% de réalisation majalis ba toujours am na benn bâtiment boo xamante ni double salle d'étude la boo xamante ni mi ngi nekk ci 4800 mètres carrés bâtiment boobu actuellement tey jii gros œuvre am ci 8 mois mi ngi toll ci 70% nga jóge fa nag majalis ba am na restaurant boo xamante ni 400 mètres carrés la 400 mètres carrés yooyu actuellement liggéey nañ ko ba ñu ngi toll ci 65%. ça veut dire que zone majalis ña nga fa am 7600 mètres carrés yoo xamante ni yu ñu war a tabax la mais ci biir loolu boo xoolee ñetti bâtiment yooyu ñu ngi toll ci 75% de gros œuvre léegi ñu ngi mu des nag li ñu naan second œuvre yi li jëm ci carrelage électricité plomberie ak yu demee noonu yow boo jógee ci majalis bi nag fii ñu taxaw nii moom mooy UFR sciences islamiques des langues islamiques et arabes fii actuellement ñetti bâtiment la ay salle d'étude rek la aussi waxaguñu ci nag affaire dortoir mais salle d'étude yi benn salle d'étude bu ci nekk mi ngi nekk 2400 mètres carrés
jamono yi ñu toll nii ñu ngi jàkkaarloog salle d'étude bi nga xam te ne moo nekk ci digg bi bii nekk ci digg bi 2400 mètres carrés yi mi ngi toll ci 90% de gros œuvre bële ko féete càmmoñ di salle d'étude bu def 2400 mètres carrés mi ngi toll ci 95% de gros œuvre boo fa jugee bii nekk suñu loxo ndijoor moom it 2400 mètres carrés la mi ngi toll ci 65% de réalisation de gros œuvre actuellement dalu 3e étage bi rek moom moo fa des boo fa jugee nag toujours ci même zone bi la am na lu ñu naan amphithéâtre moom la ñuy jàkkaarloo nii suñu ginnaaw amphithéâtre la boo xamante ni 1500 places la fay lay jël mi ngi toll ci actuellement ci 3300 mètres carrés fii ñuy wax ak yéen actuellement en gros œuvre mi ngi toll ci 35% puisque déjà fondation yi moo xawoon tuuti spécifique boole kook longrine yi ba fi mu nekk nii léegi nga gis mu taxaw mooy poto yi nga xamante ne ñoom mooy yu war a téye charpente métallique bi donc foofu la toll te bâtiment yi ma jot a lim yëpp benn boo ci gis rek bu amul ñaari ascenseur am na benn ascenseur ak ay escalier yoo xamante ne ñooy dimbali xale yi pour bu ñuy yéeg bi nga xamante ne moom moo ci des nag mu des nag zone administration ba actuellement dañ fa am rectorat ba pare am fa bibliothèque boobu sax dem nañ bay xalaat di wut librairie buñ ko booleel mais rectorat bi instant bi ñu toll nii mi ngi toll ci 2000 mètres carrés 2000 mètres carrés yooyu fi mu nekk nii liggéey nañ ko ba 30% parce que fondation yi dee na rez-de-chaussée bi poteau yi taxaw na ba ñi ngi préparé couler dalu rez-de-chaussée bi actuellement mi ngi toll ci 30% yi ma leen wax ni léegi nag zone boobu it aussi am na fa lu ñu naan nag bibliothèque mooy ndeyi mbili gi bibliothèque boobu ñu mujjee tàmbali it aussi bari na xam-xam yoo xamante ni kii di Abdou Lahad Ka indi woon na ko ci njëlbéen gi waaye xëy na dégluwuñ ko woon moo doon bâtiment yi njëkk a def 2 mètres yi ñu def fondation ba 2 mètres 50 dafa demandé woon pour ndax duñ ko def sous-sol boo xamante ni mën nañ ko utiliser soit ay oto di ci dugg soit ñu def ko ay dortoiru xaleel wala ñu def ko ay dencuwaay mais yooyu yëpp jamono boobu dégluwuñ ko mais biñ tollee ci bibliothèque bi ñu xool ni bibliothèque bi mi ngi guddee 85 mètres yaatoo 25 mètres ñu ne lii kon yàq dina am parce que foofu bañ ko seetee wàcc nañu 3 mètres de profondeur boo xamante ni dañ koy def fondation bu ñu paree war ko suul ñu ni déedéet kon duñ ko def foofu nañ ko def sous-sol mais biñ koy defee sous-sol it gis nañ ni sous-sol ba ak na sol ba demee il fallait que mu am li ñu naan radier général mooy aw dàll boo xamante ni moom la ñuy defar ba pare jël bâtiment bi teg ko ci foofu rek déjà wàcce nañ ko 3 mètres ba pare def fa béton de propreté boo xamante ni mi ngi ci 10 centimètres wàññeeku def fa li ñu naan radier général boo xamante ni bâtiment bi toll rek noonu la fondation bi toll mais mi ngi am hauteur u 60 centimètres boo xamante ni lépp béton ak fer rek lay doon loolu la ñuy njëkkee lal ko mu nekk mel ni ab bateau boo lal ba pare nag doo ko jël bâtiment bi teg ko ci kawam ba nga xamante ni ëllëg si biir bu sëñ bi toogoon ba ni bâtiment bi sax nañ ko yëkkati ci baatin yóbbu feneen bu ñu demee ba loru dàll wa mën nañ koo yëkkati te bâtiment bi du yëngatu fenn parce que fañ ko teg dafa nekk benn palier boo xamante ni moom moo supporté bâtiment bi yëpp donc ci gàttal zone boobu foofu mi ngi nekk 10 625 mètres carrés foofu pour l'instant c'est 5% rek la toll parce que ñi ngi toll ci fouilles yi donc en gros Touba Matériaux li mu fi amee daal mi ngi toll ci 30 700 mètres carrés yoo xamante ni de gros œuvres yu mu war a def mais ci 30 700 mètres carrés yooyu actuellement mi ngi ci 57% de réalisation de gros œuvres léegi nag mu dese ko nag li ñu naan second œuvre mais li may dolli ci gros œuvre bi rek gros œuvre bi it nañu bàyyi xel ni liggéeyuñ ko liggéeyu taalibe rek yem foofu mais dañ ko liggéey avec les normes internationales normes yoo xamante ni chaque jour dañu am bureau de contrôle boo xamante ni ISCAC international la ñuy wax ak it sëriñ bi aussi am na commission technique boo xamante ni ay ingénieurs lañ yoo xamante ni ñu xarañ nekk ci yenn liggéey yi fii ci Sénégal ba pare nag wàññeeku nag ñëw jaayante ak sëñ bi di joxe seen xam-xam di joxe seen doole ba nga xamante ni dañuy saytu liggéey bi ndax jaar na yoon wala jaaruta yoon ñoom ñooy étayer li ñu naan bureau d'étude bureau de contrôle bi nga xamante ni moom boo defee fondation nga def longrine nga def semelle nga def poto nga def lento ak loo mënti def ba ci dal yi bis bu ne dinañ ñëw xool fer bi nga ci def ndax fer bu baax la dinañ ci xool ndax ni nga ko doxalee ndax norme yi tegu na ci li bureau d'étude bi étudier ba ni lii la moo ko war a liggéey ak bureau de contrôle bi vérifier ko daan ni lii moom moo ci jaadu yooyu yëpp day bis bu ne day am demande d'autorisation de réalisation mooy ay permis de couler
yoo xamante ni moom mooy moom la ñuy defar bis bu ne yooyu nag la ñuy boole ba nga xamante ni suñu paree loolu lépp ñu xool ko benn par benn yëkkati ko nag xam ne que liggéey bi jaar na yoon ci la ñuy mën a am li ñu naan garantie décennale mën a def assurance boo xamante ni day permettre yenn professeurs yi nga xamante ne ay professeurs lañu yoo xamante ni nekkuñu fi ña nga ba bitim réew parce que loolu it mat naa signaler parce que loolu it dañu yaakaar ni dañoo jàpp ni lu sëñ bi liggéeyoon la avant mu fiy jóge parce que tey jii doomu réew mi daan jóge fii di ay mbokkam di sonn mu bàyyi njabootam génn dem bitim réew pour jàngi loolu la ñu bëgg mu jeex parce que nag looloo waral université bi am foo xamante ne njàngum alxuraan la bu ñu jógee ci njàngum alxuraan bi dem ci majalis bi ñu tàggat leen foofu ñu doog a ñëw ci université bi li ma ci bëgg a leeral rek mooy lu mel ni amphithéâtre yi ak yenn salle de cours yi mooy la dernière génération bi xew ba nga xamante ni élèves yi mën nañoo toog jàkkaarloog tableau boo xamante ni professeur ma nga fa mais c'est du virtuel maanaam image yu professeur bi la ñuy gis mu di leen di jàngal di wax ak ñoom kenn ku ne di la joxañ di wax ak yow te fekk na moom ma nga ci dëkk boo xamante ni soit mën naa nekk Maroc mën naa nekk Arabie Saoudite mën naa nekk États-Unis mën naa nekk France mais day jàkkaarloog yow jàkkaarloog élèves yi mel ni que dafa jàkkaarloog ñoom ci jëmm kenn ku ne mu man di la jàngal di wax ak yow donc mooy situation dernière génération bi mais ci biir loolu it nag dafa am lu ñu naan laboratoire bi ñu ngi ko indi def ko fii laboratoire boo xamante ni bokk na ci laboratoire yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ fii ci Sénégal puisque déjà dañ ko équipé ak ordinateur mu nekk presse boo xamante ni ak fuuram boo xamante ni lépp mi ngi koy def sur ordinateur donc bokkul ak presse yi nga xamante ni njëkk yi la nga xamante ni dafa am nañ ko daan doxalee donc yooyu yëpp nekk na loo xamante ni dañ jàpp ni rek yoonu murit tey jii nekk na loo xamante ni wax dëgg yàlla tey jii référence la war a doon ci biir loolu it nag am na lu jara leeral mooy que ni tànn ñu murit kese mais dañu tànn kuy doomu réew mi tànn kuy julit ak foo mënti jóge waaye nag base bi mooy Touba boo ñëwee Touba lancé nañu appel na ñëpp ñëw